alors comme on a l'habitude de le dire que ne Sénégal benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar loolu tey day firndewu rek ci bés bi nga xamante ni catholique yow ñoo ko moom muy seen feetu korité tey ñu war a ñëw nag daal di waxtaan ak koo xamante ni wax dëgg yàlla gis nañ ne fervente la boo xamante ni li mu doon da koo gëm fier ci te it nag wax dëgg yàlla mu daal di respecter toutes les autres religions ñun nag ñu daal di juger nécessaire parce que wax naa leen ko Sénégal c'est toujours lu mënti am dañuy ñëw àndandoo ko ak yéen vivre ndoo ko ensemble su ko defee mu nekk en beauté ci kàttan yàlla tey ma ñëw fii ci Grand Yoff certifié nga xamante ni moom mooy Guigui ñëpp xàmmee ko ci yaroom ci baaxam ci talentueuse am ci kàttan yàlla Clémentine laa seet si moo tax ma sol turandoom incha allah alors tey dinañ ñëw daal di xool lépp loo xamante ne rek nar na fee am nan la nar a passé korité mën ak Dieye ñun nag ñaan siwuñu nga la xaaraan siwuñu danañ ñoo invité alors Dieye su baaxee ñu dugg xool ko daal di gën a yaatal waxtaan bi à tout à l'heure ñu daal di yaatal xool li nga xamante ni moom mooy tey seen korité nu muy passé déggal li déggal li déggal li waaye dégg sama mag li mu Clémentine très bien waa Sénégal sax dañoo non seulement ñun dañoo forcer parce que dañoo xam ne duñu dàq moom alors macha allah gis ngeen ni mu tut bele nu wuyu ji turam Clémentine sama mag ji namu naa la mais mbaa xam nga ne koor gi dalaa gën a jongamaloo waa xam nga nag koor dañuy naan il faut que tiyaaba bi génn te tiyaaba bi buy génn bien vrai que di nga joxe asaka di nga woo mais aussi tam yaram bi il faut mu demaale tuuti waaw et ça me va bien. man nag maa ngi ñaan yàlla defal ñu mu daal di yem nii continuer. waaw baax na am baax na nii ma yemale ko fi jeex na loolu laa koy def. alors su baaxee ba tey Dieye dañuy ànd ak sama mag ji nag tey lan fan la ñuy njëkkee. waa comme da ngeen ma bett nii donc maa ngi doon waaj commencé araw beeg yooyu noonu pour tey caakri bi comme nañ commencé araw. très bien man lii laa bëgg lépp tout au début sama mag ji wax nañ ma ne araw rek lay def nañ dem xoole alors Dieye ñu dem. alors Dieye yegsi nañ ñu dalal ñu nag waxtaanal ñu ba suñu xol sedd waaye moment bi nag défi la woon pour ki nga xamante ni nag mooy tey sunu mën naa ko tuddee reine du jour ndax comme tey seen fête la tur yu neex yu ne laa koy jox incha allah waaye Guigui muy mooñ est-ce que daan ngeen ko gis donc mu ngi nii di mooñ yor aram lekkitam bu am jom Guigui man xaw nga maa bett de pour man mënoo non waaw xam nga comme li ñuy wax rek en général artistes yi dañ leen di taafantaloo ne duñu mën a togg surtout ma araw ak mooñ donc dafa nekk loo xamante ne waaw même ku dul artiste sax c'est difficile waaw parce que man moom sama xarit yi sax ku ciy cere wala ku ciy fondé danga may woo wala nga yónnee ma ne ma Guigui defaral ma tellement xam nga su ko damay xulóog ñoom ne leen bàyyi leen léegi star laa dañuy ree defal ma ndox bi ñu commencé. voilà donc dama koy defal ndox gis ngeen ne ma defal ma ndox bi daf may won ne dafa mënta mënuma. ok macha allah. séeréer mënul kii séeréer de ni koy waxee rek. tëgg dawul mbaar. waaye séeréer itam dawul lekkat de. déedéet ndax wane nga ko tey moom wane nga ko comme ni ma ko waxee tout au début ci entrée bi donte chrétienne nga waaye religion yëpp nga respecté ñëpp nga fonk ñëpp nga faale ñu ñëw nag tey bett la parce que en toute sincérité dama complot kenn seen waa kër. ma def vite fait parce que dama war a dem chemin de croix ni waaw dama solo woon pour dem chemin de croix mais comme li ñuy wax rek gan moom teralal waaw te ñun Sénégal loolu la ñu xam vraiment yow moom wax dëgg yàlla booy ñëw fii sax waroo tàggoo moo tax ma ne xaaral rek ma bégal fan si daal defar waaw. moo tax ngeen koy gis en live en direct muy daal di def karawam su paree daal di tay daal di defar suñuy suukar mbokk yeeg xarit ak am di jàmm yi chaque année comme ni ñu koy defee bu ko defee ñu daal di ñëw ñun nag dañoo xaaraan si wala. lan ku ñëw te tàgg woo moom may ma ndox. muy xaaraan si rek. waa nangu nañu dañoo xaaraan si parce que ci culture Sénégal la bokk. ñu ñëw tuuti nag ñu ñëw tuuti par rapport ak ci loolu may wax noonu ban ressenti la Guigui di am ci bu ñuy dégg ñu naan mujj gi sax ñu koy TikTok mu nekk tendance ñu naan bu leen fi ñëw de sunu yi dinañ ci def biir dama koy gis Mari Ndiago di ko wax booy seetaan vidéo yooyu nan ngeen lan la lay jox. xanaa kontaan naa parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar vraiment donc mu nekk loo xamante ne man samay xarit dañ ma koy yónnee Cheikh Sa sama doom baay boobu moom chaque année mu def ma wëy tey man la amee Zik FM dégg naa donc mu nekk affaire boo xamante ne lu neex la may ma ndox s'il te plaît mu nekk affaire boo xamante ne lu neex la parce que da ngay gis nga la pouvoir boobu nga la rek ko am
gis nga boo commencé nii koor rek ñu commencé gigi bu ma fàtte ngalax bi koo gëj a dégg da nga koy dégg koo gëj a dégg da nga koy dégg dalay woo ne la gigi fan la ngalax yi toll xam nga tu vois donc loolu dafa neex moo ne ne Sénégal ñun ñëpp benn lañu benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar donc kontaan rek ah sawar trop defar ngalax pour jox ko nit ñi waa ne sax nit ñi même bu dee sax dañoo toog def ko seen kër ni muy neexee ci yéen du neex ci ñoom parce que ku nekk sax peut-être amoo ñàkkoo loo ko defee mais plaisir la ngay dem di ko wuti ji ci feneen. dëgg la parce que man da ngay xool bu ñuy defar ngalax sama xarit yi dañuy ñëw di ma jàppale mais dañuy naan ñoom parfois dañuy togg ngalax reer mais cafta bi ngalax yi di am ñoom duñ ko am mais comme li ñuy wax rek comme xawu tabaski xam nga chaque fois nit jënd xar duggal frigo mais xawu tabaski benn guu la ngalax bi tam noonu la mel ngalax bi benn guu lay doon parce que xam naa tamit yàlla da ciy wàcc da ciy wàcc da ciy wàcc. ñu ñëwaat ba tey ci pourquoi le choix nag du ngalax l'histoire de ngalax ci chrétien yi ak chrétien yëpp lan la mën nga ñu ko expliquer tuuti. waaw xam nga ngalax nag histoire am ku ci nekk ak sa interprétation dafa bëri ñi ngi naan ci gourmet yi la woon. sama curé mi ngi daan wax ne comme temps bu yàgg ba nit ñi duñu mën a woon lekk ay yàpp mbaam yeeg ay trucs comme ça donc boo bëggee jox nit ñi am benn anecdote bu doon nettali ne ko ñoom dañ doon joxe laax léegi lu indi turu ngalax bi ñu ñëwee ne ñun de suñu gan yi lan leen di jox nee na waa ji ne ko xanaa ngalaax waaw léegi ñoom comme laax bi musulmans yi ñoom dañoo xamoon laax ak soow bi et tout donc ñoom ñu ne comme dañu jéem a créer ngalax bi mooy buy beeg tigade beeg yooyu donc léegi nag xamuñu lu ñu koy tuddee ñu tuddee ko ngalax te pourtant kon ci dëggantaan ba kon niñ ko doon analyser mooy ngalax mooy nga togg laax. waaw nga togg laax ndax xamuloon nan lay def pour joxe. waaw seen olof setul woon. nga laax non waaw nga laax xam nga xanaa nga laax comme ça nga ne xanaa nga ceeb xanaa nga domoda xanaa nga maafe mu ne ko xanaa nga laax léegi nag loolu moo indi turu ngalax bi. en plus dugub sax nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla mag ñi dañ ko fonkoon parce que bokk na ci li nga xamante ni mooy gën a wane suñu image xam nga lii c'est africaine lii tubaab bu ko seetaan danaan mais waaw elle ne sait pas seulement chanter mais elle sait faire des travaux de maison di liggéey macha allah nekk une vraie maman Africa yàlla na suñu borom dafa tawfeex ñu bëgg a ñëw rek tuuti rek nga ñëw ci lan la carême bi di représenter ci chrétien yi. waaw xam nga carême nag dafa nekk lu profond parce que ñun sooy xool ñun suñu carême du loo xamante ne da ngay ne dama woor rek xamat c'est pas une obligation nga ne woor naa non non woor bi dafa am lu mu àndal woor bi dafa ànd ak yiw woor bi dafa ànd ak maanu dafa ànd ak solidarité comme vous dafa ànd ak solidarité ànd ak partage ànd ak prière ànd ak gëm-gëm ànd ak nag wàññi baakaar tuub parce que comme ni ma la ko waxee rek amul weeru koo ñëw na damay woo 40 jours après bu 40 jours yi jeexee nga delluwaat ci li nga nekkoon parce que en général suñu curé ma koy nuyu abbé Alphonse Biram Ndour moom à chaque fois day wax woor neex na trop waaye wooru xol moo gën xam nga boo bañalee sa gémmiñ lekk da ngay bañal sa xol aussi lu bon ni ngay dàqee lekk bi sa gémmiñ noonu ngay dàqee lu bon li sa xol donc woor bi avant tout du woor du 40 jours woor naa heure dogu jot nga dogu non dafa nekk loo xamante ne aussi da nga koy dund voilà. macha allah mu nekk loo xamante ni d'après ni mu ko expliqué Dieye dafay montrer que ne rek gis nga lu baax amul fu mu amul fépp la am surtout li muy wax ni ñun ñii les musulmans noonu lay demee dañ naan da ngay sàmm sa kàddu sa cër sa image sa lépp bu ko defee bu koor gi jeexee nga mën a nekk une nouvelle personne waaw donc kon nekk na loo xamante ni ñun ñoo ko nuróole te yàlla na ci sunu borom gën a def jàmm juste après nag bu fekkee ne yàlla def na yoor ngeen seen 40 jours nag ba mu pare bon ressenti ngay am. waaw kontaan rek ak féex ak sant yàlla bu baax parce que man ni ma koy waxee à chaque fois rek yar dafa baax ci nit suñuy waajur sama papa yàlla na ko yàlla yërëm ak sama yaay dañuy yar depuis bi ñu nekkee xale lekk nu mu neex lekkal waaye tamit nag woor dafa am mu nekk loo xamante ne lu ñu def la ci ñun ancré ko en nous ba man def nañu ci man yar boo xamante ne ruus naa sax koor jot
caat du ma woo dama ko rus koor gi booy xool soo gisee ma gën a perdre poids ni sax j'étais malade mais def naa tout ba samay garab heure dama fexe ba tout heure ndogu ma koy naan parce que rus damay tiit sax su ma woorul tellement que dafa nekk loo xamante ne c'est sacré donc li may wax rek à chaque fois àddina neex na trop waaye nañu xalaat ëllëg aussi religion dafa baax te religion du loo xamante ne dañ koy bind ci kanam religion ci xol la mën nga muuru sellal mën nga def sa këppati mën nga gàddu sa kurus mën nga gàddu sa chapelet te fekk ne amaan na voilà yaa ngi loo xamante ne tey jii neexul effectivement neexul suñu borom donc moo tax su ma wooree nii ba pare damay njëkk a sant sama yaay sant sama papa ñaanal sama papa du moins sant sama yaay bu baax ndax yar bi mu def ci man parce que du ñëpp a mën woor dañuy gis ñoo xamante ne nag woor xalaatuma ko voilà donc dégg naa ñu ne seen koor dafa metti heure bi dafa gudd et en plus jours yi dafa bëri waa 40 jours la man moom en général comme koor suñu koor 24 heures sur 24 donc am na ñoo xamante ne mën nañu choisir ndékki am ñoo xamante ne mën nañu choisir añ am na ñoo xamante ne mën nañu choisir reer man reer laay choisir comme la plupart des chrétiens ici parce que day nekk loo xamante ne dañ ko jëlee ci yéen yi nga xamante ne yéen ñu ëpp non ñun moom amul xëdd nag 24 heures la waaw 24 benn dîner la benn repas la donc soit tu prends le petit déjeuner soit tu prends le déjeuner soit tu prends le dîner donc comme ñun nag dañoo nekk réew musulman te yéen seen koor diine la donc xam nga dañuy demaale ci mouvance boobu tubaab bi dañuy añ après man lay jël benn fruit benn repas la daal mais ñun comme ñun dañuy tàmm xam nga fii sax dañuy wax woor ki ndogu mais ñun amul ndogu ñun repas la voilà ñun amul ndogu mais. te am nga ci droit lekk ba suur wala. waaw dañuy lekk ba suur boo lekkee ba suur après nga arrêté nag ba heure boobu jotaat comme par exemple si tu prends 13h mën nga lekk 13h peut-être environ xam nga mënoo lekk 1 heure de temps mais nga lekk ba suur ba 13h waat ci suba si boo jëlee 8h du matin nga lekk ba suur ba 8h encore du matin boo jëlee dîner 20h man 20h laa jël damay lekk ba suur ba encore 20h. voilà ok donc gis nga leer na man xameewuma ko woon noonu peut-être sûrement am na ñu ko xameewul woon noonu mu nekk lu am solo sànq nag dangaa dugg ci lu am solo muy dialogue bi am ci diggante islamu chrétien mu nekk dialogue bu rafete kenn ku ne umpalewul manifestation yi nga xamante ni amoon na fi te ñu gis suñu chef religieux yi ñu def ci liggéey bu am solo en tant que tey sénégalaise ak ku yàlla gis nit ñi di la bëgg un peu partout nan nga gisee loolu yow. waaw xanaa nekk lu am solo parce que nañu waxante dëgg nag ñun Sénégal dañu may loo xamante ne mayuñu ko kenn parce que à part état à part politique diine bi dafa nekk ci ñun man mii damay comme ni nga ko waxee man damay dem Touba damay dem Tivaouane damay dem Kaolack voilà man ñëpp laa gëm ay xarit yoo xamante ne ci diine yooyu lañ nekk bu ñu xewlee dañ may invité comme man su ma xewlee pak ma invité lañ ñëw ma la pa fañ ànd dem Popenguine donc pour wane rek Sénégal benn bopp la kenn mën na ko xar ñaar donc man bi may gën a nekk xale di jàng lycée dama takkoon croix ma takk croix école bi yëpp dine nii xam nga man de comme damaa bëggoon àddina école bi dine solu nag ba solu xamatu lan lay sol ma takk croix tellement que xalaatuñu woon ne sax j'étais chrétienne tu vois donc pour wax rek ne religion du lu ñuy bind ci Dieu c'est le cœur en fait c'est le cœur te Sénégal li ma neex ci ñoom mooy dañoo ñun entre ñun on se respecte même bu ñuy tooñante sax on se respecte man dama doon nekk école wax naa ñiy tooñ catholique yi di tooñ may reetaan mais je te jure xamuñu ko woon dañuy tooñ catholique yi may ànd ak ñoom ñiy reetaan duma ci mer tu vois donc après nag bi ñu demee nag ba ndeysaan sama benn frère jóge woon Italie may ma croix bu rafet nag ma commencé ko woon takk ñi naan yow bu la sa papa ak sa yaay jàppee topp américaine yi bëgg a sañ sa rek moo tax ngay takk croix ma man je suis chrétienne xam tu vois voilà donc mu nekk loo xamante ne ñu ne ma comme yow li nekk fi di tooñ ay kii ma ne non amul problème l'essentiel en est que man yar nañ ma ci sama diine xam naa sama diine gëm naa sama diine te dara duma ci dindi d'ailleurs même ci kanam tuuti dinaa génne son alléluia bi nga xamante ne def naa ko sama album esprit donc pour may ko sama mbokk yi
muy nekk loo xamante ni dañ naan rek lu ci mel ne delloo buum ca mboy mboy ga la et remercier ñi nga xamante ni tey ñoo tax bu ñu waxee Guigui ñu ne dafa yaru suñu waxee Guigui mu ne elle respecte tout le monde bu ñu waxee Guigui ñu ne elle s'est fait son travail macha allah te qualité yooyu bu ko nit amee rek dafay nekk qualité yoo xamante ni dafay nekk nit ko xam fu mu mënti dem rek day mën a nekk ak ñëpp te chrétiens yi nag moom ñëpp xamee nañ leen yaru baax maandu xam li ñuy wax yenn détails yu bari duñ ci dugg man moom personnellement dama leen a respecté wallahi macha allah waaye sunu lii bi fu mu toll. waaw suñu kii bi ñu ngi fi instant yi damay jëlaat sunguf donc yokkaat ko waaw yokkaat ko fu mu nekk ma jëli ji ko waaw universel ñu woo universel ma uniwaat sunguf ñu yokkaat ko suñu paree rek ñu dem taye yi waaw jeena ñu daal di koy tay ba jeexal daa am question yu may laaj Guigui parce que gis nga mooñ daa am ay technique yu ci am de Guigui la fekk doomi dijj nii nga koy defar nu mu tudd. waaw li danga koy toj rek waaw. xam nga bi caakiri la xam nga bi caakiri la mais bu dee cere la fekk nga koy yëngal ci sens bu ne nu mu tudd. waaw danga koy araw rek mooy araw bi mala nga fakk boo paree ba yépp nag pour mu dëgër pour danga koy teg ci suuf rek di ko dóor rek yow tamit cere bi dëgër rek après nga wan sama doole gi jeex na yow ko yaa koy fakku sax yow. waaw baax na loolu du kaa yi ak maa man fakku mais nag vraiment mën nga pour man mënoo nag xanaa Oumou Sow la ko jàngal wala. waaw Oumou Sow ba mbombal. waaw. non man nag sama yaay nag moo ma jàngal liggéey ak sama benn tante bu ñuy naan Lisa. waaw sama yaay mu nekk joolaa yëpp dafa mën a liggéey. comme ni ma ko la waxee rek. waaw man moom fii kër gi ku am 8 ans teg nga kin muy man muy sama sœur Soso ku am 8 ans teg nga kin voilà donc xam nga lii nii may def nii ñu bëri mënuñu ko parce que ñu bëri bu ñuy def caakri dañ koy lay après ak tame sànqal bi mais man duma ko bëgg a lay man dama koy bëgg a def ak sama loxo ba yëpp pare moo tax ma koy toj nii mais am na yoo xamante ne dañuy mooñ di lay di mooñ di lay di mooñ di lay d'accord tu vois bii loolu day jël temps original waaw man moom damay bëgg a léegi bu lay bi ak bii ban moo ciy gën a baax après wala yow su paree dina mel ne bu ñu lay waaw xam nga bu lay bi rek mooy boo amul temps bu bëri xam nga te toj bi xam nga toj bi nii dafa métti voilà donc toj bi nii day métti léegi ñoom duñ ko bëgg di toj dañuy bëgg bu ñu arawee kii kañ bu ñu mooñee bu mu nekk caakri bi rek après gis nga comme caakri bi nii rek ñi lay jël yu dijji toj ko kii mais man nag man maa koy bëgg di tojee fii waaw man maa koy bëgg di tojee fii d'habitude dafa war a am donj wala dafa war a sew waaw caakri nag en général man dama bëgg caakri bu dijji waaw parce que ngalax bi man damay bëgg boo koy lekk sentir waaw xam nga yow xam nga alors ñu ci bari nag aussi ñu ngi laaj parce que xam nga du ñëpp ñoom la yàlla may seen loxo maanaam jot seen ginnaaw caakiri bi à la base luñ ci def mu neex c'est parce que kooku la neex wala voilà parce que am na ñoo xam amuñu moyen def ci ay coco ay essence ak yenn yi ak yeneen yi parce que du ñëpp ñoom ñoo am doole surtout nag ak période Covid bi donc yow boo doon conseiller ci ñëpp ñi nga xamante ni say mbokk chrétien yi la wala ñi nga xamante sax ay musulman te nee na dañuy jéngu ne dañuy def caakiri donc lan nga leen di conseiller. waaw man moom sax côté bi ngay waxee sax aspect financier bi am na solo mais aspect bi ci gën am solo mooy aspect comment dirais-je aspect sanitaire bi parce que dañuy gis ñoo xamante ne galax ba dañ koy coco banana orange pomme def ci ay affaires yoo xamante ne mooy loolu man naturel rek gis nga caakri bi bu ñu paree ni beurre raisin pare na beurre raisin su ma ciy def peut-être tout sucre vanille même ngalax bi tamit buy tiga dege à la limite chocolat laa ciy def pour perpétrer tradition chocolat Pâques bi sinon duma ci def leneen waaw à part ay fleur d'orange nag pour relever goût bi ay essence yoo xamante ne pour relever goût bi mais duma ci def pomme duma ci def banana duma ci def kii par contre damay def benn assiette boo xamante ne su ma amee gan dama defal brochette de banane mala brochette de pomme yow soo bëggee nga lekk nga dugal ko ci mais duma ko mélanger. effectivement parce que loolu mooy tax mu am durée de vie sax. duma ko mélanger waaw. effectivement
ñu ci bari aussi ñu ngi laaj parce que xam nga kan man tey maay seen ndaw maa leen fi toogal nee nañ est-ce que c'est toujours obligé ñu daal ciy defaale bière. bière parce que ñu bari am na ñoo xamante ni nee nañ nga laxi da koy am de. ñenn ñi ñoo ko wax. non dañuy tooñ rek. non dañuy tooñ rek. d'accord dañuy tooñ non loolu duñ ko def. parce que tamit ñun. am na loo xamante ni dañ koy bañal suñu bopp. yenn tooñ la ñun xew bu amee fii sax ci kër gi. sama yaay. même buy togg yàpp mbaam sax pour te dire à la limite sama yaay da koy nëbb. waaw da koy nëbb. du bëgg sax nit ñi di gis yàpp mbaam bi. voilà mala bu ñu koy day ne dem leen fële ñii di lekk yàpp mbaam nañ dem fële parce que bëggul sax assiette yi di mélanger wu ak assiette musulman yi ñuy invité. donc askan nag nga lax di dem partout dans le monde nga ciy def bien non dañuy tooñ na xam na loolu moom ay tooñ la rek ay tooñ la. waaw genre wax yi ngay wax moom laa doon wax sànq nii école dañ dem wax yooyu mais damay ree ba sonn parce que xam naa ne loolu yëpp amul. voilà loolu yëpp ay tooñ la. ñu ci bëri jàpp ne boo nekkee chrétien aussi da nga war a am vie tubaab yu bari doo ko calculer bari na ci yoo dul gëm lu ci mel ne par exemple di def lu la neex te alors que man ñi ma gis ay nit lañ yoo xamante ñoo gën a sax yiw à la base ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee musulman. waa xam nga nag ñun soo gisee suñu religion dafa rapproché ak culture occidentale parce que booy xool ñun ñi tuubaloon suñu maam yi mooy missionnaires yi ñëwoon. donc religion chrétienne dafa tubaabe daal. voilà donc ñoom chaque fois dañ koy relier ak affaire de tubaab. comme ñu na comme yéen ñi aussi musulmans yi. xam nga bon seen religion c'est lié à l'arabe. donc arabe bi mu lié. moo tax yéen ngeen di solu ay lii di kaala mais ñun suñu cosaan xam nga dul kaala ñun suñu cosaan ay caaya la. suñu waaw ñun cosaan Sénégal. ñi may seetaan xam na ne ñun caaya la ñu xam. xamuñu abbaaya xamuñu kii mais ñun nag comme ñun chrétiens yi on est lié comme ni ko waxee à l'occidental moo tax ñi bëgg ay costume verse xam nga musulman yéen à l'arabe ngeen bëgg ay abbaaya ay voilà ay abbaaya ay jàllaabe voilà muy góor di jigéen mais ñun suñu cosaan dëgg ñun ay ceddo lañu woon xam nga dañoo ñëw tuubal parti bi ñu nekk catholique tuubal parti bi ñu nekk musulman mais ñun suñu cosaan dëgg ñun ay ceddo lañu woon voilà donc mu nekk loo xamante ne aussi c'est bon à souligner donc ñun moom vraiment ay sénégalais lañu ñun ñëpp ay sénégalais lañu voilà tubarkalla gis ngeen ni mu dañ koy ñëw yi dem tay rek après dem tay ko waxtaan bi neex na après man xam naa yu bari yu ma xam voilà donc suñu caakri pare na gis ngeen zumal ma ko ji dañuy dem tey def suñu beurre def suñu raisin daal di yeggal daal ñëw ci ngalax bi nag suukar ko jeex na acca neex na sans plus tarder ñu dem léegi ànd ak Guigui ñu daal di tay li nga xamante ni mooy suñu caakiri à tout à l'heure cum tey jigéen dëgg la ñuy gis xam nga man duma bàyyi Dieye gis nga sama mag ji daa takk bopp bi di wane ne rek gis nga dafa am loo xam ne day laal lekk ñam ak loo xam ne warut a laal ñam mu takk bopp bi ba mu dëgër waaye tey magu jàmm tey sonn nga de. waaw c'est pour une bonne cause rek. macha allah xam nga ñun tamit tabaski day jot ngeen sonn. rey seen xar. balaa ngeen di def dara balaa ngeen di lakk sax comme genre ñoom Oumou Sow yi. ñoom madame Girassi balaa ñoo. lakkal seen jëkkër yi sax ne xaar ñu yóbbul Guigui donc il faut que ñun tam ñu sonn ndey ku ma samp ongle des VIP moom awma fayam parce que moom pak sax day nugg indil ma donc ngalax yi si woo gerte yi en pagaille la ma indil ndey ko ma samp sama géwél gu baax googu li may wax géwél buy teral géer boobu donc voilà donc il faut que ñoom tamit moo tax may sonn parce que ku la bëgg moo la sonal kuy sonn si yow da ngay sonn si moom. ñu gis nag mu bari lool ak yoo xamante ni sax waneeguñ ko tey ci xayma ñaata kilo ngeen jëndoo. waa xam nga nag bëri na moom bëri na trop 100 yi moom dépassé nañ ko sooy xool. voilà donc 100 yi moom dépassé nañ ko parce que pour ñëpp kontaan man moom ni ma xëree sama yaay moo ma raw. moom day dolli rek waaw. moom day dolli rek léegi caakri bi mi ngi nii. waaw gis ngeen ni mu amee niin beurre bi la lañ ciy def rek ak man sama caakri beurre ak raisin rek jeex. te xoolal mi ngi rafet jeex na mi ngi baax. doo ci def dara beurre ak raisin. jeex na maa yey xaaraan si nag man mi maa yey xaaraan si noo bañatuma ko nangu naa dama xaaraan si alors léegi lan moo ci des.
waa instant yi dama koy kii nii rek mélanger tas après ñu demaat jëlaat beneen kii bi. beneen sóor bi. ñoo commencé defaraat. d'accord amul benn problème incha allah. léegi dama lay sotti nga yëngal. waaw léegi nag. comme li ñuy suukar. waaw. dañuy sotti nga suukar. d'accord. xam nga da nga koy def nii nag ndax mu tas ci kaw. waaw sinon boo ko bàyyee mu yegg ci suuf rek après day métti. waaw. fi mu ne nii lii tege-dege bi la. chocolat waaw bi ak mélange bi. tege-dege bi non chocolat bi maa ngi koy ñëw def nii léegi. d'accord lii nii nga def nii pour lan ak lan moo ci nekk. lii buy la ak tege-dege bi. buy bi ak tege-dege waaw buy bi ak tege-dege bi moo tax mu far nii. waaw moo tax mu far nii. d'accord. te defaguñ ci caakri bi. voilà. ñëw leen lekk nga laax macha allah te déjà neex na ni te yeneen i duggagu ci. waa gis nga yow moom tey da ngay ñëw jàpp ci liggéey bi nañ commencé dajji sucre vanille. waaw essence yi ak fleur d'oranger. yow nee ma lu may def rek. waaw tubarkalla mënuma xaaraan si toog waaw sinon sinon doo da ngay naan te doo yóbbaale. moo ma si jaaxal te bëgg naa yóbbaale. alors ñu daal di dajji suñu sucre vanille. est-ce que duma ko def ci plate bi. ñoom ñëpp après ma soog kaa indiwaat. sucre vanille bi la ñuy def. waaw sucre vanille bi la ñuy def nii tamit yëpp pour relever goût bi rek comme ni ma la ko waxee sànq. d'accord. macha allah. voilà. léegi chocolat bi moo des. comme ni ma la wax rek. waaw. def ci tuuti chocolat. yeah. d'accord. ok. d'accord. noir bi mooy gën toujours. waaw moom mooy gën. gis nga coloré na. macha allah. instant ñu ngi koy coloré comme ni ma wax rek. chaque fois yëngal bi ci kaw ngay commencé di wàcc ci suuf. macha allah. macha allah. donc su ko defee day jaxasoo yëppay jaxasoo. léppay jaxasoo. macha allah. ku nekk ak sa domaine. voilà. lii moom yéen a ko moom nangul nañ leen ko tubarkalla. léegi lu ci desaat. sa doo ñam ñu xool. ma ñam nii dañuy dolli waat. je ànd naa ak internet yëpp maa ngi ñam acca kaa ñu ñam. jox ma verre bi. très bien. jeena waaw. waaw ma ñam ñeex bi. te ñeex la tudd moom. très bien. je jeey sa kaasa ngi nii dégg nga ñu ñamandoo bisimilah bisimilah. di est-ce que ngalax kase la. man mi damaa tiital. te lépp a yam looloo ma ci gën a neex. comme li nga doon wax sànq. voilà man sama yaay comme ni mu ñu jàng rek tout excès est nuisible. donc sucre bi dañ koy doser. essence yi dañ koy doser. saveur yëpp daal dañ koy doser. voilà booy xool pan bu ci nekk benn pot chocolat bi lañ ciy def. comme ça jëy jëlal ma paan yëpp nga xamante ni ñoom defuñu pour lu leen suur ndax bu doon loolu ñu def ñaar wala ñetti paan mais xoolal li rangeloo ak li nekk ci ginnaaw. donc cela montre tout simplement que ni wax dëgg yàlla lu baax ak yàgg koo def te yàlla di ko def ñu koy fekkewaat moo tax ñu koy gën a def macha allah macha allah léegi lu ñuy defaat. waaw léegi xanaa dressé. dressé. waaw man bëgg naa xeetu dressé sama mag tubaarkàlla asa ñu daal di dressé sunu ngalax waxtaan tuuti après ko defee nag ñu daal leen di souhaiter ñoom ñëpp bonne fête te yàlla def nag taw feex sutura ak jàmm bu baax a baax te ñoom ñëpp li ñu bëgg nag comme projet ak lu mu mënti doon surtout sama mag ji nag ndax ragal féete day xañe wërsëg moom ak Oumou Sow dañ maa féete woo macha allah yàlla na leen yàlla defal taw feex asa dañuy continuer daal di yeggale suñuy affaire waaw ñu ngi ñëw dressé léegi. comme ça ñu taajal ko suñu mbokku internet yi. ñu woo ci ñëpp ñu ñuy seetaan. te nit ñu baax ñëpp. waaw sama nit ñu baax yëpp vraiment ngalax bi moom. tibbal naa ko waa Sénégal parce que man nitu nit ñi laa. vraiment à part samay amis. comme ni ma ko doon waxee rek à chaque fois ñun ñëpp benn lañu. maa ngi doon def benn annonce TikTok bi sax. vraiment may profiter encore une fois di excuser wu. parce que dama defoon benn annonce TikTok. nit ñi dañ ma doon bind sama page yi. donc ñi nga xamante ne ñoo doon gérer sama page yi envoyé ma ko comme TikTok c'est personnel. ma defoon benn annonce TikTok ne dama bëggoon maye ngalax.
far nag gars yi signalé ma ñu tëj sama TikTok. Je te jure ibbi woon naa démb rek benn TikTok. waa xam naa dañuy naan xam nga rek affaire yi dafa neexoon. affaire yi belli gars yi di ma ñaanal. commentaire yi positif ñi di ma ñaanal ah ñi teg ci seen xel. waa amul avancement nag dañ ma xawma ku muy signé man loolu sax mosuma xam ne am na. dama jékki-jékki rek ñu tëj ma volet commercial moo tax fooguñu ne volet commercial. non je ne pense pas bon je sais pas nag lan moo waral loolu. dinaa ko lijjanti faaw mu ubbeeku. ñëw leen Grand Yoff ma may la ngalax baa ngi nii. jeexu. loolu bay des. acca. alors Dieye gis nga nag ñu ngi toll nag ci sunu dégustation gis nga sunu dressage bu am jom bi nga xamante ni Guigui dressé na ko kontaan naa. maa gën a kontaan ci sees bi ngeen ma seesi tey comme ni ma ko waxee rek Sénégal benn bopp rek kenn mënu ko xaar ñaax parce que vraiment mënoon ngeen bañ a def déplacement bi ñëw fi mais bett bi ngeen ma bett neex na ma trop donc di kontaan rek di leen présenter ngalax bi donc instant yi pare nañu comme ni ma la ko waxee woon rek léegi dañuy déguster di déguster suñu ngalax xaama ñu ko la servi jox ma sa verre man damaa woor sax de. très bien instant yi si kanam la ñuy dog. waa ay 15 heures après messe bi rek. la ñuy dog waa ci la ñuy dog. donc voilà yow mën nga ma ñamaalal. nga lekkaalal ma comme ça nga wax ma nan la mel en tout cas li ma ñam sànq. neexee na loolu man maa ngi ciy woo ñëpp sama mag ñi sama yaay sama papa ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci ngalax gi gis ngeen Guigui defal na ma ngalax bu am jom xaaral ma dégusté ñi nga xam ne ñu ngi ciy bëgg ñoom ñëpp ak ñoom Dieye maa ngi leen di lekkaaleel bisimilah bi mu paree la dàq. waaw boo ko mélangé nag ba ñaari goût yi dajaloo. donc moo tax ma def ci feuille de menthe bi tuuti aussi dafa baax aussi ci waa déco la en même temps aussi day jox saveur aussi ngalax bi. en plus dafa lii dafa simple. waaw tu vois simple te goût boo xam jeex na voilà donc nii daal mooy ngalaxu Guigui donc simple sell. voilà vraiment parce que li gën a neex te li gën a metti ci togg ay lu mel ne mboq wala dugub mooy mu bañ a xajam te li ma lekk dara xajamu ci. waaw comme ni ma ko waxee rek man moom dama am waaju boo xamante ne dafa kii moom sama yaay ba tey même su fekkee ngalax yi sax du ci participer day taxaw mais ni général kañ moom kañ voilà day taxaw mag yëpp noonu la ñu mel en général mais duñu dem nag sans pour autant ñu wax tuuti ci li nga xamante sànq ba tey maa ngi la koy tooñee nga sànq ngalax li moom neex na su ma paree laa koy yeggale bëgguma benn bët ñi bëggoon a lekk ngalax dafa bare alors ñu ñëw tuuti nag avant ñuy tëj ndax dañ la gis ci benn série boo xamante ni da nga cee tudd Clémentine déggoo ma lay tooj naan la tey Clémentine laa ñëwee alors ñu bëgg a ñëw rek nga wax ñu tuuti ci intégration bi ak lan moo gën a motiver Guigui mu daal di dugg ci série boobu tuuti rek ñu mën a comprendre. voilà série bi nag mi ngi tudd Chéri Lemzo donc commencé na yàggul mais vraiment mi ngi def buzz gars yi gis nga loolu voilà mu nekk lu ma neex parce que sénégalais yi bëgg nañ ko mu nekk production Leuz Média. Leuz Média nag sama benn frère bu ñuy naan Medoune Fall moo ma boole ak moom xam ne ñoom ñaar dañuy liggéey donc mu soxla woon benn actrice donc mu ñëw wax ak man même si voilà c'était un peu difficile parce que man affaire de engagement série dafa xaw a métti bëgguma ci woon dugg mais Leuz nag tegal ma projet boo xamante ne aussi dafa doy sama bët vraiment doy sama bët may artiste di liggéey donc demoon Paris jàngoon fa benn école bi ñuy naan acting international ma demoon fa jàng fa cinéma théâtre et tout donc ma ñëw waroon dem jàngiwaat fa corona bi téye ñu donc je me suis dit pourquoi pas ne pas intégrer la série au moins dina am benn expérience boo xamante ne su ma demaatee di jàngi ma la ëllëg ci biir bu ma amee benn possibilité percée ci cinéma bi ma xam la te Leuz xam nañ ne école la waaw xale bu baax bu fi film xale bu baax bu fi théâtre muy réalisateur muy acteur muy actrice ci Leuz nga ko jëlee mu nekk nag sama frère bu baax aussi donc jàpp ci liggéey bi parce que xam ne art bi léegi métti na musique bi gëj nañu jouer tournée amatul dara amatul vraiment mu proposé ma nag loo xamante ne aussi arrangé na ma hormis aspect cinématographique bi ak scénario bi et tout fay ma xaalis aussi bu doy aussi donc ma ne pourquoi pas comme liggéey rek moo ñu tax a jóg donc ma intégré série bi voilà di profiter encore une fois di remercier acteurs ak actrices yi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ci nekk parce que ñu mag lañu
ñu mag lañu loolu tax gën na tax aussi tax. ci mel ne sa chéri. waaw Nguri moom mooy moom Nguri. l'autre n'est-ce pas mooy tudd Malick Ndiaye ci film. waaw moom mooy Lamine. mooy Lamine. voilà donc Ngor Ba. donc voilà donc kooku moom du nitu dara moom. Maado. déet waaye kooku sama frère la. voilà mu nekk acteur bu mag aussi vraiment mu nekk ku baax koo xam te daf ma yombalal liggéey bi man ak moom bu ñuy jouer donc c'est comme une sœur qui joue avec lui. donc voilà ñëkk ma ci milieu cinéma bi mais aussi voilà won ma ne carrément gi aussi voilà tu peux le faire. Nguri moom sama chéri la. gars yi li ñu gis ci caméra bi ak li xew ci ginnaaw bokk. Nguri sama chéri la. ah maa moom ñu ngi làng de. alors en tout cas. waa Thiès boobu. plaisir bu mag nag wax dëgg yàlla la ñuy am tey bi ñu ñëwee waxtaan bi yandu bi lépp neex na wax dëgg yàlla nga ubbil ñu suñuy porte say porte te ce n'est pas la première fois ñu toog vraiment dafa nekk lu nice lu rafet lu sedd sama xol merci encore une fois d'avoir été aussi accueillante ravissante et toute belle tubarkalla donc yàlla la yàlla dafa tawfeex dama lay ñaanal nag bala ma fay ñëwaat ndax man xam nga dama laa sonal. ma fay ñëwaat. dama fekk sama kër sax. non man maay togg affaire yi wax naa la waaw. waa jeex na comme 2022 sama kër madame peut-être je sais pas mi ngi nii nag sama sista bii moo ñëw defar nga lax signé nañ ko fekkee déwén bonne fête chérie à tout le monde et bonne fête aussi à toute la communauté chrétienne du Sénégal. alors gis ngeen ki nga xamante ni moom mooy Guigui moom laa seet si woon mu nekkoon waxtaan bu neex ñu gis ko mu nekkoon en action dama koy remercier nag bu baax ak toute la famille bi nga xam bi ñu ñëwee dafa mel ne man fii laa dëkk donc yal na leen yàlla defal tawfeex ñoom ñëpp nag chrétien yëpp suñu borom yal na leen defal jàmm li ñu bëgg ñoo ko xam te jàmm delluwaat ci réew mi incha allah merci et passez une excellente fin de soirée.